ayca ñu daal di door actualité yi comme d'habitude Aliou Sow dañu koy daal di dooree ak li nga xamante ñooy waa Walf Quotidien tey moom presse bi daanaka que tout tourne autour de Ousmane Sonko donc voilà Walf Quotidien financement de la lutte contre les inondations Sonko accuse Macky de détournement. Alors moom nee na seuls 48 des 765 milliards ont été mobilisés et exécutés selon le leader de Pastef ci 765 milliards daal moom nee na 48 milliards kese lañ ci daal di jotoon a utiliser daal. C'est vrai que avant hier ou avant-hier j'avais dit que ni je crois que c'était hier. Quand je disais que ni 767 milliards bu fekkee ni en principe def nañ ko ci mbënd mi normalement fu ñu toll nii comme plan wu 2012 2022 la woon sur 10 ans. Normalement war nañu exécuter au moins 90% xaalis bi bu fekkee ni liggéey bi jaar na yoon. C'est ce que j'avais dit maintenant Ousmane Sonko tey nee na ci 767 milliards ak lu teg apparemment selon Ousmane Sonko. Encore une fois il va falloir que l'État du Sénégal prouve le contraire. mooy li ma la wax rek toujours fu transparence amul wax buñ ci waxee ba pare dégg nga maam mënuñu ne Sonko li mu wax du dëgg bu fekkee ni dafa ne plus de 750 milliards ou 767 milliards en tout cas au moins 750 milliards yoo xam ne Macky Sall le président de la République donc depuis 2012 dafa waxoon dafa teg un plan décennal pour définitivement terminer avec les inondations au Sénégal. bi mu koy def nag ma yaakaar ni dañu defoon seen i calcul ba pare xam exactement ce qu'il faut pour résorber définitivement les problèmes qui sont liés aux inondations au Sénégal normalement pour man liggéey bi noonu kese la waroon mën a demee. Il se trouve que on est en 2020 te 2012 ba 2020 bu fekkee ne da nga teg un plan à partir de 2012 nga ne nangam milliards maanaam 750 minimum am na ñuy wax 767 milliards. nga teg pour définitivement jeexalal dakkalal maanaam inondation bi Sénégal normalement bu ñu defee juróom-ñetti at mu des ñaari at. xaalis boobu ñu utiliser. tuuti moo ci war a des. parce que au moins war nañ utiliser ba fi ñu toll nii 650 milliards yi. parce que liggéey bi moo koy laaj entre 2012 ak 2020. léegi 2000 normalement ñaari at moo ci des. xanaa xëy nañ 100 milliards moo war a des ci xaalis boobu ñu tegoon pour liggéey. pour yeggali ñaari at yi. waaye yàlla dafa def ni ci biir mbir moomu xëy na mënoon nañ ci bañ a wax dara kenn du xam. bu fekkoon ni inondation bii am ci week-end bi amul il se trouve que ni yàlla dafa xam nga yàlla moom dafa yor ay programme am te faalewul programme mu nit te comme nit ñi des fois dañuy ci seen i ngëm-ngëm seen i foi teg seen i programme yaakaar ni yàlla xëy na mën na ànd ak ñoom ci loolu amaana des fois yàlla day defee neneen li tax ma wax loolu mooy dinaa ko répéter 750 milliards le président Macky Sall préparé woon pour régler problème mu inondation bi définitivement maanaam inondation dootul amati Sénégal ci fukki at loolu nit moo ko wax buy jiite réew bi mu ne fukki at inondation dootu fi am te lii laay lijjantee mbir mi am naa technique bi am naa ingéniosité bi am naa xaalis bi technique bi d'accord naa mun na nekk ndax am na ay ingénieur fii Sénégal am na ñu bari ñu fi jàng école am ay diplôme am xam-xam ingéniosité bi am na ñu bari xam-xam encore une fois j'insiste là-dessus xaalis bi moom président de la République 750 milliards minimum la teg pour lijjanti loolu ci fukki at ba maanaam mbënd dootul amati Sénégal waaye yàlla dafa def ni ñun ñu ngi ci juróom-ñetti at léegi bi mu ko waxee ba tey te yaakaar naa ni werante xuuxaan te tekki tubéy te lu ne fàng kenn du ko jeex. tey li ñu gis nii. mooy changement amul tey la waalo gën a ay. alors problème bi mooy dafa coïncider kenn koo xam ne dafa tudd Ousmane Sonko nekk dans l'opposition jóg taxaw nee na ci 750 milliards yooyu ñu waxoon.
juróom fukki milliards sax maanaam 50 milliards sax ñoom nguur gi depuis ci fukki at defuñu ko ci loolu di bu dee dëgg la moom mooy kon ñii defuñu fi dara kon ñii c'était que de la poudre aux yeux li tubaab di wax dañ doon naxee mbaay yàlla weer leen bu fekkee ni Ousmane Sonko li mu wax dëgg la léegi nag solution lenn la wala xalaat bi lenn la mooy nan la ñuy def ñoom ñi nekk ci nguur gi pour gindi sénégalais yi ci wax bii Ousmane Sonko wax ndax kookee di Ousmane Sonko dafa am lu mu mësoon a wax ci affaire u 94 milliards yi bi mu ko waxee dafa teg lu leer nañ nee na ma Bassirou Gueye woo convoqué leen ma tribunal ma wax leen détails yeeg yépp ba ne sax moom Ousmane Sonko xam na ñan ñoo séddoo xaalis boobu te neewoon na xaalis boobu di 94 milliards yi 48 milliards yi rek la ñu jot a décaissé 48 milliards yooyu ñu jot a décaissé nee na xam na sax domiciliation bancaire yi ñan ñoo ko jël ak numéro compte bancaire yi ñu dugal xaalis bi mu am commission d'enquête parlementaire ñu xool saytu mbir mi ne Ousmane Sonko li muy wax dara du ci dëgg ñu ne léegi commission bi bu paree dinañ ko porter plainte yóbbu ko tribunal pour mu leeral li mu wax fan la ko jëlee furaas daal di xideen ba tey ba démb un grand avocat avec une grande gueule oui maître El Hadj Diouf taxaw na mu ne lii buy pare ñu koy porter plainte te Sénégal yëpp dinañ teg seen bët ni kii narkat la te que du nit ku baax te c'est pas un homme politique c'est pas un garçon intègre c'est pas ceci c'est pas cela tam ko dëmm. mais Aliou Sow pour ñu bon affaire 94 milliards yi c'est vrai lu fi amoon la te xam naa sax ci yeneen i occasion dinañ ci waxaat mais pour ñu des ci wàllum li nga xamante moo di inondation yi Aliou Sow ñuy wax président d'accord mais tey jii nii 765 milliards yooyu noonu la 765 67 750 kenn xamul nu mu toll mais si je ne me trompe dafa am structure boo xamante ñoom lañ ko joxoon pour ñu gérer ko ñooñu ba tey ñoom. bala ñuy wax président mu wax ci est-ce que nekkul sax ñooñu ñoo ci war a jëkk a wax d'autant plus que ci diggante bi ministère des inondations amoon na fi te après dañ ko dissoudre indi fi leneen yooyu noonu yëpp tamit jar nañu attirer ci attention nit ñi. li ñu njëkk remarqué mooy maa ngi naan 750. nga naan 767. góor gi si di wax Fatou Samb di wax 722. ñëpp di wax. xam nga loolu lu muy tekki. maanaam mooy dëkk bi bu amoon transparence lii yëpp du ayo dëgg loolu. mooy dëkk bi ni en 2020 changement amu fi ndax bu amoon transparence lépp leer nañ centime près man ak yow duñ ci werante kon loolu déjà wane na ni ñun fi ñu toll ñun ci suñu régime fu ñu toll ci état d'esprit Fatou dafa am lu Sénégalais yi war di xam yoo xam ne il faut ñu leen koy scruter ñuy comprendre le fond de ce qui se passe dans ce système-là dans ce pays qu'est le Sénégal indépendant depuis 1960 Fatou inondation warul woon am. est-ce que xam nga la moo tax ma doon insister ci wàllu Ousmane Sonko bi. parce que njëkk na wax mbir ñu tab ko dëbb ne du dëgg. ba tey kenn porté ko plainte. Sénégalais yi toujours ñu ngi nekk sur leur faim di xaar fan la dëgg bi nekk parce que seen yëf la te ñoo ko moom. tey waxaat na ni 750 milliards yooyu minimum yi nga xam ne moo doon plan décennal bi pour fukki at 2012 2022 eh bien xaalis boobu. 48 milliards rek la si gars yi jot a génnee kooku boo waxaatee lii sama xel day tey dama naan mais man waa ji mais est-ce que li muy wax du dëgg parce que loolee mu mosoon a wax ba léegi ba pare nee na xaalis boobu genn wàll gi jël nañ ko te ñi ko jël xam na leen am na domiciliation bancaire maanaam compte bancaire yi ñu ko dugal xaalis am nañ ko kon bu waxaatee lii tey ji nii te kooku kenn wax ko dara ba tey waaw kooku bu waxaatee lii tey man damay am problème kon foofu dinaa ne est-ce que finalement waa ji amul dëgg te est-ce que gars yi ñu ngi liggéey véritablement est-ce que nekkuñu dañu nax di def ay déclarations des fausses déclarations di ko gëmloo Sénégalais yi fekk du dëgg. moo tax mu ne les inondations traduisent la faillite de mais finalement peut-être faillite la aussi parce que en tout cas ci conjoncture bi ci ni ngay sentir mbir yi. da ngay sentir ni yaa mais est-ce que xam ngeen man mais indil ma kaamil ma waatal la ni déwén na. dinaa dund dinaa dee xaw ma ko. waaye déwén dina amaat inondation. waaw. mais man loolu daf may leer man.
lu tax mu war maa leer man. et puis ba ñu commencé waxi inondation ba pare on parle d'argent mais la solution en tant que telle elle est où ani solution bi ban solution ngay dégg depuis lors on parle de partage d'argent fii lii nii mais génnewuñ solution concrète boo xam ne population war nañ cee reposer wu et puis bu ñu amee benn gouvernement bu endormi pourquoi pas la population prend les choses en main pourquoi pas ku ci nekk fa sa koñ fa nga nekk sa bërëb ku ci nekk am nga ci ay comité yoo xam ne mën nañoo kii bu ñu toogee regroupé wu ku ci nekk wut sa solution wu bopp bu ñu paree wut ko xam ne mën na leen a jàppale au moins on a une population un gouvernement endormi loolu kenn waxatu ko mais yàlla def na ni ñoom nekk nañ fi ba pare ba seen kii di jeex mandat bi di jeex Khadija comme li ñuy wax ci olof ndox amul bànkaas Mbaye du noonu la ñuy wax ndox amul bànkaas gis nga ndox dafa nekk loo xam ne nii neexul téye bala nga koo xam nga dékk ndox ci sa loxo rek téye ko nii bala ngaa li mu jaar ci say loxo dem gis nga comité yooyu ngay wax ak na population bi organisé wu pour mën a dindi ndox bi soo ci dundul mënoo xam ne population mënuñoo dindi loolu population pour ñoom ñu toogal seen bopp ci seen gox yi jël seen dërëm yi ak seen ñaar dërëm yi seen fukk yi ak seen ñaar fukk yi pour mën a jëlee ndox bi ci seen biir kër yi ak seen mbedd yi mënul nekk moto pompe yi ñuy wax nii di expliquer di lii moto pompe yi te bala ñoo toog dina indi jéeya parce que essence boobu muy jël gasoil boobu muy jël ñoom ñu koy cotiser di ko dem jënd di ko def ci moto pompe yi pour muy naan ndox bi nekk ci gox yi mënul nekk man en connaissance de cause laay waxee beneen bi mooy ñu ngi wax naan pour solution gis nga solution du gaaw a am te bala ñu koo xam mu tawaat mais man nangu nga ni tamit nee nañ météo nee ci benn nit ci semaine bi nangu nga ni tam solution bi du jóge ci benn nit du jóge ci benn nit loolu kenn waxaalew ko mais bu fekkonte ne amoon nañu toog waxtaan taaj mbir mi bien avant lii di am il se peut solution dina am ndax dama la jox exemple gonaas gëla tey ñuy wax ak Djiddah Thiaroye Kaw xam nga tey jii ñoom en 2005 2006 2007 ñoom ñoo gënoon mettale ci wàllu inondation ak lu ko jiitu mais actuellement bu ñuy waxee dañuy tudd Sokone dañuy tudd Thiès dañuy tudd feneen ak feneen ay yëmbal côté yooyu la ñuy wax alors que waa Kër Massar yeneen ñoo gën a mettale actuellement te Djiddah Thiaroye Kaw ak Gounass ñoo daan gën a mettale actuellement nee nañ seen bos mën nañu wax ni am na côté yu taa am na côté yu taa te ñoom boo tuddoon rek inondation foofu la xel yëpp di dem lan moo ko dindi boo demee Djiddah Thiaroye Kaw bassin yaa ngi fa di tege boo demee fee Gounass bassin yaa ngi fa di tege est-ce que mënuñu jàpp ne kon xëy na ñoom seen solution am na fa tuuti ci kaw dañ koo jëloon ci départ bi parce que ñoom boo doon xool bi ñuy wax inondation ñëpp ci ñoom lañu accentué woon pour jële leen ci wàllu inondation alors que nee nañu bassin itam day indi jéeya nit ñi ñu ngi ci doon dee ñu ngi ci doon dee mais actuellement nii gis nañ ne am na tuuti saafara ren jii nii bi inondation amee gis nañu que démb Cheikh Dieng ñu ngi koy gis ci benn télé de la place mooy maire Djiddah Thiaroye Kaw xaw nañu tane ci wàllu inondation donc lan moo fa jëlee mbir bi xalaat ak teel a jóg ci li bi Coro sax daf may permettre Sow pour la ñu def transition parce que mi ngi wax léegi ay Djiddah Thiaroye Kaw wax Kër Massar yooyu noonu te tout ça dafa nekk ay dëkk yoo xamante mi ngi féetee dans la banlieue dakaroise moo tax Direct News def ci seen une politisation des inondations la banlieue n'est pas un zoo où on vient contempler l'infortune des sinistrés waaw tey seen une bi j'aime bien une Direct News j'aime bien xam nga nii la quoi yenn saa yi da ngay laal foo xam ne moom la gars yi bëgg moom la gars yi loolu la gars yi di dund mooy buñ ko doon wax ci olof ni ñu koy waxee mooy nu mu tudd sax waaye banlieue bi daal du ab parc an daal waaw du parc an boo xam ne da ngay ñëw rek bu gars yi nekk ci ay boo ñëwee rek di leen sànni ay comme ay kii rek ngunu ginaar quoi di sànni leen ay cox et puis ñu xaw a kii tuuti et puis après nga pare nga jàll ci leen ba pare li ci gën a métti mooy lan la ñuy doyee ceeb ak diwlin ku amul foo dëkk foo toog di togg lan ngay doyee ceeb ak diwlin nañ waxante dëgg yooyu mooy problème xam nga gis nga Khadija il faut que nga comprendre benn affaire mooy mënuñu ñu ne ñii ngay wax noonu ñu dem débrouiller wala parce que ñi ci kaw mënuñu def lépp. non. bàyyi bul modifier sama dama ne gars yi non boo waxee loolu da nga may mettre en mal avec les gens. non mettre ma en mal je compatis carrément. ci problème boobu parce que inondation métti na loolu. je suis en train de faire. nañ ko alors li mu dama bëgg a leeral mbir. parce que il faut que je termine ce que je suis en train de dire. waxuma loolu. da nga ne nit ñi ku nekk na nga jël say responsabilités ci seen i gox def ay efforts. pour indi ay solution foofu ci seen gox boobu. j'ai pas dit ça. tu as dit quoi. textuellement.
non lan nga wax ci gàttal rek quoi parce que amuñu temps dama ni population bi bu ñu toogati di compter ci kenn. nañ ko suutal suñu solution wu bopp. wala bopp bu ñu toogee waxtaanee ko. waaw loolu am na différence d'accord léegi voilà. loolu ak li ma wax lan mooy différence. parce que yow da nga ne ñu jug dem defi effort. effort ça change tout textuellement. ah bon j'ai pas dit ça. ah bon ñu wut ay seen solution du seen effort pour ay solution. loolu du effort non. d'accord ok très bien léegi population bi mënuñu wut seeni solution parce que population bi leneen la ñu tal. population bi tal nañu lu ñuy añee lu ñuy ndekkee ak lu ñuy reeree. population bi li nekk ci seen bopp moom mooy chaque suba teel nan la ñuy def seen feebar yu sew yi ñu ngi koy fajee amuñu ko population yi dañuy vivre dans une promiscuité totale. population yi dañu am ay métit chaque jour mënuñu ko faj bu leen ci ndox fekkee alors que am na ñoo xam ne dañu am lu ñu waxoon ci fukki at yi ni loolu la ñuy def bu leen ci fekkee. am ñoo xam ne dañu ne woon ñeent seen lii nii problème bii ñi fi nekkoon defuñu fi dara dinaa ko saafara ci fukki at lii laa koy saafarawee mais Khadija mais nii mais dafa am dëkk dafa am nu muy doxee. dafa am ñoo xam ne dañ leen dénk ay mbir pour ñu am ngëneel ci lekk ci naan ci faju ci jàng ci wér-gu-yaram. ci même solin. ñoo xam ne seen responsabilité dañ leen jox mettre leen ci ay conditions pour ñu liggéeyal réew mi pour loolu. ñooñu ñoo war a assumer seen responsabilité mbënd bi ñu gis nii mën nañ ko lijjanti bi ñu amee problème nii ak Covid 19 bi nii ils sont en train de dépenser des milliards pour affaire bi bañ a saaw. bañ a la man xam naa loolu mais lan laa bëgg nga xam. lan laa waxuma ak yow kese je parle avec les populations aussi. man xam laa bëgg mu sensibiliser population bi que responsabilité sociétale dafa am. responsabilité sociétale dafa am te xale yi xamuñu ko. xale yi sama da ngay am ay rakk yoo xam da ngay toog di wax ak ñoom boo waxee ñu ne la état dafa war a def lii président dafa war a lii ça veut dire que kooku xamul droit am ak devoir am ci dëkkam. nañu waxante dëgg. mais xam nga luy droit ci dëkk dem nii rek mais xamuñu. est-ce que xam nga la mooy droit ci dëkk exactement lan la xam nga la mooy droit ci dëkk d'abord. est-ce que il faut nga xam luy droit ci dëkk xale yi il faut nga wax leen lan mooy droit ci dëkk amuñu temps bi kon ma wax la droit ci dëkk xam nga mooy lan d'abord mooy nga juddu nga am dignité te dignité mooy d'abord le minimum incompressible li ñuy wax en économie nga am ko maanaam le minimum waxuñu nga am ay milliards mais nga lekk nga naan nga faju nga nekk en bonne santé loolu dañ ko war a garantir nit pour mu mën a retrouver sa dignité nit d'abord ak ku mu mën doon ak dëkk bu mu mën a doon ci àdduna il faut que loolu nit ki am ko te ko xam kan moo ko war a jox ñi ko jiite maintenant problème mun na am waaye problème bu amee dañuy jéem a réfléchir ci ay solution xam la mooy problème bi mooy solution ñi ngi réfléchir solution yépp depuis 60 ans depuis juróom-benn fukki at ba léegi solution amul kon munoo di wax kooku nga xam ne dañ ko est-ce que xam nga luy stratégie d'appauvrissement ou d'asservissement d'une population am na foo xam ne boo fa tolloo yow Khadija dootoo talati yenn yii am na niveau de pauvreté yoo xam ne boo fa tolloo yow da ngay mel ni mala xam nga lan ngay tal en priorité boo yeewoo nooy def ba lekk ba naan. la Chine est partie de zéro Alioune Sow. non dama ne xoolal dëkk bii laa wax nii Khadija da ngay dem Daaru Xaan boo demee Daaru Xaan ci mbàjju naar ya di nga comprendre ñooñu ndax mën nañ jël ay solution seen bopp wala déet ndax ñooñu tal nañu solution wala déet ñooñu taluñu solution xam nga lan lañ tal ñooñu xam nga lan lañu tal 2000 francs yi ñu am pour joxe ko dépense pour jënd diwlin li ñuy diwlin. ndax nangu nga ni y a des pays qui vivent pire. non ils se sont relevés. non mais attendez. nangu nga loolu waaw wala déet. xam nga lu tax ma nangu ko dama lay recommander nga dem lire le livre rouge de Mao Tse-tung demal nga lire ko su ba bariwul bu ndaw la rek livre la di nga comprendre Chine fu mu jógee kon di nga xam ne man li ma lay wax ni man xam naa ko te question bi nga xam ni bi nga ma wax ni di nga ko dem tontu ji dañ la ko tontu livre rouge bu Mao Tse-tung. Khadija Mao ni mu ñëwee ci nguur gi ak Chine situation bi mu nekkoon ba léegi Chine nekk la première puissance économique xam naa nu ñuy jógee pour reyante waaye il faut nga mettre population bi ci ay conditions pour que moom bu nekk ci ay conditions mu mën a am liberté am maturité lekk dañu naan saako bu doyul du taxaw Khadija xam nga fi may waxee sax man li ma nangu les responsabilités sont partagées. fi may yokkee mooy que yow dégg nga problème 750 milliards xaw ma 763 milliards yi ñuy wax noonu xam nga loolu déjà ay milliards la lu nguur gi teg pour jëlee fi li nga xam ne moom moo di wàllu inondation bu fekkonte ne li nga xam ne ni moom moo di centimu ñi nga xam ne ñoom ñoo population bi da cee war a dugg kon nguur gi dafa war a ket war a dugg ci biir population bi Khadija sa sang Coro sa sang ket ko mais yàlla def na que ñoom ñi ñu jiite
ñu fal leen pour ñoom ñu toog fi bu fekkonte ne ku nekk da ngaa war a jël sa responsabilité bopp toog di dafa jëfal sa bopp falu du am nguur du am. du ñu jiital kenn mais Thioro du ñu jiital kenn benn affaire beneen bi mooy pour ñu revenir aat ci li nga xam ne ni moom moo di débat bi. mooy Aliou Sow ci information moom Pape Ndong mi nga xam ne moom mooy maire Pikine Ouest nee na képp koo xam ne nii. Pape Gorgui Ndong moom mi nga xam ne moom mooy maire Pikine Ouest. moom mi nga xam ne. ci ay jamono yi weesu dénkoon nañ ko wàllu inondation moom mu koy dund ci commune am di ko dund ci banlieue bi xam ni mu mel à part ay Xaadim Jóob ak ñeneen moom mu xam ni mu mel toog na ci télé nee na dañoo def président woote na li nga xam ne mooy réunion le 16 bii ñu jëm le 16 septembre képp koo xam ne mës ngaa taq wala nga laal ci li nga xam ne ni moom mooy wàllu inondation yi ñoom le 16 bii dañuy def benn réunion boo xam ne ni ci la ñuy caytu li nga xam ne ni moom moo tukkee ci wàllu inondation yi ak fan la toll maanaam kon 750 milliards yi sénégalais yi ñu ngi xaar kon ñoom seen réunion boobu bu paree ana lan mooy tukkee ci 750 milliards wala 763 milliards yi. beneen bi mooy. bu ñu fàtte que ni dañu fi tegoon ay kër yoo xam ne ay structures yoo xam ne pour nangu xaalis la ak pour xool ana ñan ñooy salfaañe wala ñan ñooy liw xaalisu askan wi CREI yi. dañ ko fi tegoon pour mu def liggéeyam. xëy na def na liggéeyam. ndax opposition bi gis nañ ku mu jàpp. IGE rapport yi gis nañ ku mu jàpp. OFNAC pour nguur gee taxoon ñu teg ko. jàppagul ma Samba jàppagul ma Demba. bëgg nañ nag ci 750 milliards yi wala 763 milliards yi. ñu leeralal ñu si leer lu leer loolu du am. dafa war a am waaw non dama lay wax rek pour mu leer nañ loolu. ñu xam ne ñun dofuñu loolu du am. il faut que ñu comprendre benn affaire mooy man wax moo am. dafa am kilifa goo xam ne mosoon na wax mbir ñu ne dañ koy porter plainte parce que li mu wax dara du ci dëgg mais porté wuñ ko plainte ba léegi kilifa googu ñëwaat na waxaat na beneen wax nee na ci 750 milliards yooyu ñu waxoon ni fukki at lañ ko def te 700 milliards yi normalement 700 yi wala 650 yi war nañ ko déjà utiliser ba pare ci liggéey bi bu fekkee ni liggéey yi jaar na yoon normalement parce que c'est un plan quand même bu xam ne dañu koy teg ak bu nekk sangam la ñuy jël ci milliards yi ak bu nekk sangam ba def na juróom-ñetti at léegi surtout que ci juróom-ñetti at yi nee nañu 48 milliards kese lañ ci dépensé léegi man dama bëgg a xam li ci des fan la nekk bu dee am na ci question Khadija soyons intelligents dañuy xalaat xaalis boobu fu mu nekk ci question yooyu lañu wax bu fekkee ni Sonko du dëgg li mu wax nañ ma wax waaye nag problème bi xam nga mooy lan mooy dafa son problème leen kese la mooy waa ji dafa mosoon wax benn wax ñu ne dañ koy porter plainte ba léegi maa ngi taxaw di xaar ndax li mu wax dëgg la wala du dëgg. mais solution en 2012. mais solution bi sa président indi na ko Khadija solution bi mooy dafay teg 10 milliards yoo xam ne ni 3 milliards yi da koy jox askan wi jàppale ceeb ak diwlin leneen ba déwénati ñu xaarati inondation kan moo leen la doo ko dund ay promesse keneen des promesses qui viennent de lui je suis d'accord mu ngi nag alors waxtu bi dab nañu bëggoon naa nag vraiment ñu insister bu baax sur la banlieue ce qui s'est passé surtout hier ak visite première dame bi mais xam naa peut-être avec la toile peut-être je sais pas dinañ ci ñëw incha